bokku téléspectateurs yi nga xam ni ñoo jàkkaarloog seen télévision bii di Thiès TV ni ñu koy defee rek saa su ne su bis bi taxawee seen télévision bi di ànd ak yéen waaye di ñëw ci jëmm yoo xam ni gis nañu seen taxawaay wu yaatu ci wàllu diine gis ko ci wàllu caada waaye lépp solo ci wàllu éducation ak social yàlla dogal nag ñu ñëw ci Pape Mamadou Gningue nekk responsable politique waaye tamit nekk jëmm joo xam ni fii ci R100 yàlla dafa dogal mu am ci taxawaay bu am solo taxawaay boobu mooy ndaw yu bari tey bu seen njàng avancé ci moom la jóge waaye bu ñu ko may rek oustaz tey la ñu am bis pour seede ko ndax yàlla dogal na jamono jee weesu am ci ay étudiants yoo xam ni dañu nekkoon ci jafe-jafe bi ñu nekkee ci jafe-jafe te nag ñoom étudiants yëpp nangu nañu ñoo nekkul ci dëgg ndax la leen warloo woon ak université bi defuñu ko bi yàlla dogalee ñu jaaree ko ci frère am bu baax bii Serigne Moustapha ñu ne ko monsieur le maire nekk ca maire yi ba dafa liggéey bu am solo mu tàbbi ci moom tàbbi ci Pape Mamadou ñu déggante ak moom lépp loo xam ni waxoon na ko jëf na ko ba étudiants yooyu yëpp yàlla def ñu def seen examen bay envoyé ay message di remercier te loolu lépp ginnaaw yàlla ci mbaaxam ak ubbee ko tax ndax koo xam ni foo ko woowee téléphone mu jël la oyof moo ko waral ndax jëmm yu bari ñi yàlla dogal ñu yëngu ci wàllu politique ak seen liggéeyu bopp li ci ëpp dafa am jamono bu ñu jël téléphone waaye moom yàlla dogal na kenn du woo Pape Mamadou Gningue te wuyuwu la loolu moo tax rek télévision bi tey ñëw di ziarante ak moom di baalu ak moom waaye bàyyi ko ak Sénégal bàyyi ko ak suñuy téléspectateurs ak ñiy bàyyi xel télévision bi yëpp ngir mu yëkkati message bi nga xam ne tey moom lay joxe ci bis bu tedd bii di feetu Korité ginnaaw bi ñu ko nuyoo ziar ko. Mouhamed ñu ngi lay sant di la nuyu di commencer d'abord di sant yàlla bu baax a baax di jul ci yonent bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam di nuyu di ziare waa Thiès yëpp sama mbokk waa Thiès yëpp ba di delloo ziar di leen baalu àq ci bis bu tedd bi di ñaan yàlla it weer wi ñu génn nga xam ne weer wu tedd la weer bu baax la weer bu bari bénéfice liñ ci jaamu yàlla yëpp yàlla nangul ñu ko yàlla fay ko waa Thiès yëpp fay ko waa Sénégal yëpp yàlla def Sénégal jàmm di ñaan it mbas mi nga xam ni moo daloon ci suñu réew te woon yu baree bari gàllankoor yu baree bari yàlla ci mën-mënam ak kattanam ak coobareem mu defal ñu ci mu sol ci ndox mu sedd guy ba loolu wees suñu gannaaw ba réew mën a duggaat ci jàmm duggaat ci xéewal duggaat ci naataange kon nag maa ngi ziare waa Thiès yëpp ku ci nekk turam ak santam ku ci nekk daal à travers votre télévision Thiès TV may ngeen ma occasion ma mel ni dugg naa sa biir salon di la baalu àq di la baal àq aussi di kontaan aussi seen tànk yu rafet yi di jaajëfal seen télévision bi di télévision boo xam ne léegi bokk na ci espace médiatique gu Thiès di ci def liggéey bu rafet liggéey boo xam ne mucc na ayib liggéey boo xam ne mi ngi transporter ay messages yoo xam ne à travers les jeunes di véhiculer ay messages yoo xam ne su ko ñëpp doon teewlu gëm naa ne réew mi dina jëm kanam di lay ñaanalit ngeen mu continuer di law ba mat waa Sénégal yëpp ñu koy tuddee Thiès TV mais mu dem ba nekk Sénégal TV wala Sénégal law fépp parce que Thiès moom lépp lu koy màggal rek ñun daf ñoo ñor lool. di nuyu nag sama mbokk yi ngeen fi fekk di sama nijaay El Hadji Niang nga xam ni moom tey mooy suñu kilifa suñu famille yëpp yàlla def ngeen fekk ko fi mu ñëwoon seeti sama waajur bu jigéen bu tedd di magam mu seet si woon ko mu tombe ci ce n'est pas du hasard parce que moom it mooy suñu kilifa di suñu lépp di nag boole nag nekk suñu xarit nag boole ci ak sama mag Mouhamadou Moustapha Gningue ñu koy wooye Amdi moom tey mouvement bi ñu sampoon maak moom 2014 yàlla def ni tey moom moo ñuy représenté ca mairie ba di suñu conseiller ca mairie ba di conseiller aussi dans le quartier di nuyu it sama rakk ju baax ji nga xam ne tey moom ngeen fi fekk aussi moom it mooy suñu jëwlin di ku am cofeel ci li nga xam ne ñun ñëpp moom lañ bokk muy Xaadimu Rasuul nga xam ne ñun mooy suñu yaakaar tey ak ëllëg mu ñu ci doon defal xutba yu mag di ñaan yàlla may ko ci ndam bu baax a baax a baax imaam maa ngi leen di nuyu waa Thiès TV yëpp mbir mi nag wax dëgg yàlla li ma wax rek moo ci nekk Thiès moom day suñu lépp Dakar nañu féete nag ci liggéey bi mais bis yu mel nii su jotee
dañuy bàyyi lépp lu ñu amoon daal di ñëw fii ci Thiès fekk si njaboot bi fekk si waa Thiès parce que ñun Thiès mooy suñu lépp mooy suñu démb mooy suñu tey te it mooy suñu ëllëg suñu sañoon luy développer Thiès lu koy defar luy développer xale yi lu koy yokk rek moom la ñuy def kon nag loolu mooy suñu tànku démb mooy suñu tànku tey ci loolu la ñu bëgg di liggéey di ñaan waa Thiès aussi ñu ñëw àndu ci ak ñun ci liggéey boobu nga xam ne liggéey bu rëy la ñu sumboon ko te gën nag bëgg nag mu gën a tar gën a am pas-pas ci loolu ñu ngi ñaan képp koo xam ne yéeneem mooy tabax Thiès mu ñëw ànd ak ñun ànd ak ñu liggéey ñu àndandoo def liggéey boobu teg ko ci yoon teg ko ci njub teg ko ci gis-gis bu rafet teg ko aussi ci vision boo xam ne ku ci jaar dina jox un exemple pour la jeunesse d'aujourd'hui dina mën a aussi consolider la bonne voie qui fera que Thiès puisse se développer et le Sénégal puisse se développer. wax nga ko léegi ci say intervention weer wi nga xam ne nag mooy weer bu tedd bi ñu jógee dafa coïncider ak suñu mbokku palestiniens yi natt bu mag tegu seen kaw un état boo xam ne xamuñu par quel mécanisme mondial un tout petit état puisse songu réew mu toll ni Palestine di leen sonal di sonal suñu mbokku jullit yi mënuñu lu dul naqarlu ko wane ni ànd nañu ak ñoom ci seen naqar suñu sañoon tey dañuy jël ñun ñëpp takk suñu laxasaay dem fekk ji leen foofu ànd ak ñoom ci loolu nga xam ne ñi ngi jéem a suufeel l'islam ñi ngi jéem a toroxal suñuy mbokk jullit loolu ñun en tant que jullit mënuñoo ànd ak loolu kon nag ñi ngi condamné avec la plus forte vigueur avec la voix la plus autorisée ñi ngi condamné la violence exercée par l'État d'Israël à travers nos frères musulmans palestiniens qui ne font que exercer leurs droits dans une terre boo xam ne ñoom ñoo ko moom yàlla jagleen leen ko ñu njëkk fa c'est une invasion intolérable et inacceptable que le monde est en train d'observer loolu nag ñu tànn nag weer bi nga xam ni mooy weer bi nga xam ni mooy gën a màgg ci ñun pour wane ñoom seen ñàkk àndandoo ak li l'islam tëral loolu kenn mënul tolérer loolu te loolu su mënee am c'est les puissances étrangères telles que les États-Unis qui arment un État qui fait même pas un dixième du monde islamique entouré par des puissances étrangères par des puissances musulmanes derrière mais les États-Unis forts de leur puissance atomique arment un tout petit État pour violenter le monde musulman. Je pense que le monde musulman doit se réveiller, se souder comme un seul homme pour combattre cet ennemi qui ne fait pas le poids devant ces milliards, n'est-ce pas, de musulmans qui, si on se réunit, nous pouvons faire face à ça. Le message le boo xam ne ma wax ko ci tuuti ci tubaab parce que c'est un message qui concerne le monde entier et que ñun war nañu yeewu xam ni ñoo jullit yi ñoo war a gëm seen bopp taxaw comme un seul homme parler d'une seule voix et j'invite le président de la République à porter la voix du monde musulman auquel il appartient et prendre position clairement devant cette tyrannie israélienne qui est en train de neutraliser le monde musulman. kon nag vraiment loolu moo doon message bi nga xam ni li ma mën a jàpp ne am na lu ma naqari ci koor gi loolu li ma gis la ci fin wu koor gi di ñaanal yàlla na yàlla def fa jàmm defal waa Sénégal yëpp jàmm. di nuyu aussi sama mbokku jeunesse bi parce que cette année est une année de jeunesse. C'est une année sociale certes mais année la boo xam ne aussi président daf ko placé surtout dans cette dernière partie de l'année mu consacré à la jeunesse à l'emploi des jeunes ñi seetaan émission yi gis nañu am na télévision bu ñu ma invité bi président di wax loolu maa ngi woon ci benn plateau télévision j'avais donné des positions li ma ci kontaan rek mooy position yi ma ci waxoon ak 80% gis naa ne que ñu ci bari ñi ngi koy doxal parce que un État mënul constituer à plus de 80% de jeunes, on définit des politiques et la politique de jeunesse n'occupe même pas 10% de la politique. Lolo mënul nekk. Ou bien sur la théorie, am na une politique de jeunesse, mais c'est dans la théorie, mais dans la pratique, les budgets consacrés et l'action concrète ne va pas vers ça. Parce que dundu gu rafet baax na, mais dañu war a dellu nag suñu jamono moo tax man sama mouvement ma tuddee ko mouvement prospérité. Parce que émergence baax na, mais li gën a neex mooy prospérité. Parce que prospérité mooy li nga soo bëggee lekk soo bëggee takk jabar takk ko soo feebaree faju ñi soxla dund d'abord étage yu rafet yeeg yoon yu rafet yeeg pont yu rafet yeeg yooyu yëpp baax na mais li am solo mooy nit ñi d'abord parce que yàlla nit la fonk du ay tabax donc tabax baax na mais nañ jox xale yi comme ñoo fi ëpp mais wax dëgg yàlla xale bu am ñaar fukk ak juróom wutal ko liggéey loolu dimbali nga réew xale bu liggéey xelam dal dootul am jot
que liggéey nag wax dëgg yàlla mënuñu ne jàppale ci réew parce que li ñu fa war a liggéey bari na nañu réorienter les politiques et le président de la République a bien compris comme il l'a dit lors de son message et je vois que les axes yi mu commencé jël di ko poser c'est les axes qu'il faut et qu'à partir du budget de 2022 je pense que la réorientation du budget fera en sorte que projet yooyu dem ma koy inviter rek nag mu gën a contrôler tout agence yeeg projet yi mu teg parce que moom vision kenn du ne leerul parce que quand on consacre 450 milliards et avant ça il y avait une politique de jeunesse traduite par la DER, par l'ANPEJ, par tous les projets tels que même le FONGIP et le FONSIS qui sont des projets qui sont là pour appuyer le développement des projets et des initiatives et qui dit initiative dit les jeunes. Ce qui restait c'est la formation. Cette formation aussi à travers la 3FPT il l'a compris parce qu'avant moi je me suis battu pour que le budget de la 3FPT soit élevé, c'était que de 2 milliards même pas 1 milliard, mais la contribution forfaitaire que les entreprises donnent il a accepté de prendre 8 milliards et qui va passer à 12 milliards pour le consacrer à la 3FPT. Maintenant le problème ñu fexe ba loolu egg ci fa mu war a egg loolu nag moom mënul nekk fépp il faut mu tàggat ay jëwriñ ñu mat jëwriñ un corps de contrôle bu mat corps de contrôle ñu def suivi évaluation de nos projets. Si on le fait je pense qu'on va y arriver ba pare ñu réorienter l'affaire sur l'agriculture parce que l'agriculture su ma koy wax waxuma ni moom rek moo développer Sénégal parce que l'industrialisation peut le développer mais l'agriculture dafa coïncider ak la structure de notre jeunesse xam nga un pays su fekkee 70% ay jeunes lañu mais la masse qui étudie ne fait pas 10% parce que ñu doon xool ñan ñoo nekk université on n'a pas 1 million d'étudiants on n'a pas je pense que nous avons à peu près 200 000 ou 250 000 étudiants ñi nekk ci fonction publique matuñu dara ce sont 300 000 donc ceux qui sont lettrés ne sont pas nombreux. Si nous voulons atteindre la masse sociale, nous devons leur donner des projets dont ils sont capables de porter. Et ces projets-là, à mon avis, se retrouvent sur l'artisanat, le secteur informel, mais beaucoup plus fortement sur l'agriculture, mais l'agriculture moderne, industrialisée, basée sur le solaire et basée pour les nouvelles technologies. Cela me semble être la voie idéale. Le problème maintenant, la vision, est-ce qu'ils y croient? Les moyens ne sont pas aussi difficiles à trouver parce que le monde aujourd'hui, il y a assez d'investissements, si l'État donne ses garanties. Un bon partenariat public-privé à travers un soutien dynamique de l'État, je pense qu'avec 3 ans, si nous mettons à terre les politiques politiciennes, je pense que nous arriverons à changer les nouvelles donnes. En tout cas, je suis sant di la gërëm ci opportunité bi ma jox ma prononcé wu ci question yooyu di sant waa Thiès yëpp di sant waa Thiès TV di la ñaanal nag yàlla defal leen ndam ci li ngeen di def di leen sant di leen gërëm jërëjëf. barke borom Tuubaa. Salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. ñoo ngi ziare bu baax a baax mbooleem ñi fi teew ñëpp di am mbégte lool tey sant lool ci tawfeex ji ñu fekkee ci bis bu tedd bu toll nii di bisu lislaam di bisu jokk mbokk di bisub ziar ñu ñëw fekk waa Thiès TV ziar si sunu kilifa di sunu mag di ko xamante ni itam waa Thiès TV suñu ñëwee di ko ziar si dina doon lu jaadu ngir ni mu mel ci biti ci waa Thiès noonee taxawaay bu ko ëpp la am ci biir famille bii nga xamante ni moom la bokk doon ku nit ku am solo doon nit koo xamante ni itam li ko ñor mooy képp koo xamante ni mi ngi lay dégg wala mi ngi lay gis wala yaa ngi bokk ci moom su sañoon nga yokk ci kanam su sañoon nga àgg fa nga bëgg a àgg loola nag su ko yàlla melalee nit kooku famille ba rek moomatuñ ko waaye ñëpp ko bokk Pape Mamadou alalu Sénégal la fii mu toll ñu ngi koy ñaanal li mu mbébét yàlla na ko àggale ci jàmm ndax ñu ay mbokkam gërëm lañu ñu ay waajuram gërëm lañu ñun ñi nga xamante ni ñu la bokkal itam ñu ko teg bët lañu koo xamante ni vision ci Sénégal vision sur la jeunesse vision aussi sur le développement économique lu war a ñor Sénégalais yi la kon loola bu ko waa Thiès TV amee moom kóllëre googu ba tey siyaar si ko ñu fekkee ko ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax di sant bu baax a baax tey bégaat loolu di ko ñaanal itam ndax moom fii mu toll
ñaanal ko képp lañ koy def, ndax xam nañu su ko yàlla dolli kattan yàggal ko fi wéral ko fi li Thiès bëgg doon ko mbébét ay at yu bari mënuñu koo am, njort nañ ne mën nañ koo amee ci loxoom. li Sénégal bëgg itam doon ko mbébét at yu bari njort nañ ne mën nañ ko amee ci loxoom, ngir yar bi maye na ko, taalibe gi maye na ko, xam-xam gi maye na ko, yërmandi gi ci population bi itam maye na ko. te njiit nag loolu rek lañ koy doyee. sëriñ bi da doon wax ni bu leen jiital ku dof, bu leen jiital ku ñàkk xam-xam, bu leen jiital ku ñàkk yërmande, te loolu lépp dalu ko. ñu ngi sant bu baax. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ñu ngi lay nuyu bu baax yàgg sa mbokki Thiès TV yi di leen baalu àq, di leen remercier ci opportunité bi ngeen may président ak ñun ñu joxe suñuy kàddu ci situation yi dëkk bi ak ci suñu mbokk ñi nga xam ne moom lañu bokk ak Thiès ak di ko wër. suñuy kàddu nag kàddu njàngse rek lay doon wax dëgg yàlla, parce que président waxee ba pare pratiquement jël nañu li ñu waroon a wax yëpp toftal ko ci moom li mu waroon a wax. mais nag dañuy santaat yàlla bu baax rek ci boole bi ñu boole ak moom. magam nañu naam wax dëgg yàlla yu bari waroon nañu fekk, mais yàlla moo ko féetale fi mu ko féetale ak code de témoignage yi nga xam ne que sama rakk ji sama cousin sa papam féete ma fii, wax dëgg yàlla témoignage yu rafet yi mu def du ma ci dellusiwaat, moo waral ñun ci suñu bopp ñu jëlaat suñu jëmm di ànd ak moom ci li nga xam ne moom la am yéene dox ko ci Thiès, dox ko ci Sénégal. du ma ci dellusiwaat nag parce que moom wax na lépp. ñu koy ñaanal rek yal na ko yàlla taxawu féete ko fu ñu ko mën la féete ñun. yàlla na ko sëñ Touba ak sëriñ su baax si fi nekk jàppale, parce que njëriñu Thiès la, njëriñu Sénégal. du ñu guddal, ñu ngi baaluwaat ñëpp ak di sant ñëpp, di baalu surtout nag waa Thiès ak ñi bokkal commune bi, muy commune bu Thiès Est, la ville fi ñu nekk ak Talla Sylla ak ñëpp wax dëgg yàlla, ak ñi nga xam ni que ñëpp nag dañoo nekk sax ci yeneen woy politique yi sax ñu nekk ak ñoom di ànd ak ñoom ci commune di def ay action yu rafet, ñoom ñëpp ñu ngi leen di baalu wax ak képp ku fi jëf lu rafet ñu ngi baalu ñëpp di sant ñëpp. dafa leen jërëjëf. asalaamaaleykum wa rahmatullah. ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen ziar. sëñ Sylla ak sa ñi nga àndal yoon Thiès TV yal na yàlla gën leen naatal, yal na yàlla gën a barkeel liggéey bi. alhamdulilahi rabil alamin. da ngeen doon ziar si fekk ñun tam ñu doon ziar si, ndax Pa Mamadou yaayam mooy suñu xalifa, man maay seen caat bu góor, man maay xalifa bu góor bi, mais ñoom ñooy xalifa yu jigéen yi. donc tey loolu moo taxal ma ñëw leen ziare si. waaw di wax ni kontaan naa trop ndax ñi sama njaboot lañ. man lii ma sol nii Pa Mamadou moo ma ko solal, kon xam nga jarbaat la bu nga xam ni bàyyiwul nijaayam. kon ni ko suma doom bi waxee baaba waxee ay mbokk ma ko njëkk a gërëm balaa ñi si biti di ko gërëm. kon yàlla na ko yàlla gën a yokk mébét bu mu am rek ci Sénégal ak ci Thiès yàlla na ko yàlla mottali, ndax mébét la mébét boo xam ni njariñu doomu aadama yëpp la. kon ñu ngi leen di ziar bu baax di wax ne ziar bi ngeen dox tànk yi yàlla nekk tànku barke, yàlla nekk tànku sutura, parce que sutura moo ëmb lépp, yàlla nañ ko yàlla defal. maa ngi am sant bu baax a baax di sant suñu jëwriñ sëñ Mountakha Bachir, yàlla jàggal ko fi te am ànd ak wér. suma mag ji nekk ci biir itam yàlla gën a wéral ay cëram te yàggal luñu ko fi, ndax ñëw di ko xool rek ñaan la si ñun, yàlla nañ ko yàgg ñëw di ko xool. ñu ngi leen di sant bu baax a baax di wax Pa Mamadou nag macha allah yàlla boo ko cat jiitu, ndax xale bu baax la, xale bu yaru la, xale bu tey la. te nit ki boo teeyee am yar mën nga dem fu sori, te loolu yàlla defal na ko. yàlla na ko yàlla gën a sàmm, gën a wéral ay cëram,
gën a wéral xelam ndax xel doomu aadama ci xel la ñuy rawante yal na yàlla gën a ñoŋal xelam gën a ñawal xelam te xel mi mu koy jox yàlla na bu mu nekk xelu caay-caay yàlla nekk xelu njub ak xelu jàmm vraiment ñun sant nañu bu baax a baax wax Pape am na fu bari foo xam ne mën na fa doon teg tànkam pour am fa egg fu mu egg fi mais ngoram ak dignité moo tax yenn yi sax mënu fa jaar mais Pape Mamadou ak Ousmane Ndiaye li nga xam ne mooy kii spécialu Macky Sall ay cousin lañu ay frère lañu mënoon na ne Ousmane Ndiaye kat ni mu jegee Macky Sall damay wéeru si moom pour am lii ci Macky Sall mais defu ko ànd ak ngorom xam valeur am ne heure bu waree ñëw rek dina egsi yàlla na egsi te bu egsee yàlla na ko muurloo moom ak njabootam ak bépp jullit bu nga xam ne tey jii wërsëgam war na jaar si loxo yàlla nañu ko yàlla defal seen télé bi comme nu mu ko waxee yàlla na toog ba nekk Sénégal TV yàlla na ko yàlla def ndax Thiès mérité na lépp Thiès c'est une ville de valeur lépp lu dëkk di am rek Thiès mérité na ko parce que liggéey na ko mag ñi liggéey nañ ko fi ñeneen ñi liggéey nañ ko fi kon yàlla nañ ko yàlla defal te ñu bokk ko ñun ñëpp ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ziyaar ñëpp di ballu ax ñëpp di baal ax ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf. sa réew ci mbokk yi ci gëm yàlla bokk te sa réew nag weesuwul fi nga judd fi nga dëkk mooy Thiès bu ñu boo yéenee Sénégal jàmm fi nga dëkk moom moo ci war a jiitu kon yàlla na yàlla mottali lépp di ñaan ci barke yonent bi nii mbokk yi waxee noonu la ay mbokk buñ dajee waxante lu rafet ci jàmm yàlla la bokk xuulu li naa si xusnan yéen nit ñi ne ngeen waxante lu rafet te moom lañ fi fekk kon yàlla na yàlla gën a taxaw baax a baax sa dayoo ci dëkk bi nag moo war a Thiès TV def déplacement ñëw ci yow ndax sa njariñ ci dëkk bi nga waroon kenn ku nekk nga jox ko loxo ni ko baal ma àq moo tax Thiès TV nag mayil occasion boobu ngir nga mën a dugg ci kër yëpp baal leen àq bu dee kenn ku nekk def fatiha salaatu bu waay man salaatul fatiha bu waay man wala salaatu bu waay man rek ñu ñaan yàlla suñu borom koor gi yàlla bu mu doon suñ mujjantalu koor te président li mu yéene dëkk bi tamit yàlla na ko yàlla suñu borom kattanal ba mu mattale ko ci barke yonent bi barke Cheikh Ahmadou Khadim bismillah